ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag ñuy waxtaanee ci benn mbir boo xamante ne ni depuis quelques semaines moo occupé les réseaux sociaux parce que lu yàggul dara ñi ngi gis ay documents yuy circuler ci net bi moo xam Facebook wala WhatsApp mu nekk ay documents yoo xamante ni dañ ko présenté comme ay preuves yoo xamante ne ni ay loge maçonnique maanaam ay franc-maçon dañuy jàppale ñaari opposants sénégalais maanaam Bougane Gueye Dany di président mouvement Gëm Sa Bopp ak Ousmane Sonko bi nga xamante ne ni moo jiite Pastef. amoon na sax ay abonnés yi nga xamante ni nii doon nañu bind di ñu envoyé ay messages di ñu ci laaj ba xam loolu dëgg la du dëgg. ci noonu ñu jot a def ay recherche parce que duñu tomber dans la précipitation bu ñu jotee information dañ koy gëstu xool ko lañ bët ko xool ko fu mu jugee ak ñan ñoo ko créé ak dëgg la du dëgg. waaye nag bi ñu defee vérification yi liñ ci tënk mooy ab manipulation la manipulation boo xamante ni am na ñu làkku ci ginnaaw dina leen expliquer détailler leen papier yi fu mu jugee. ak yan incohérence ñoo ci nekk ba mu leer seen bopp parce que am na ñu bëri ñoo xamante ni ba léegi duñu gëm document yooyu noonu dinañ leen expliquer document yooyu ak lan moo leen tax a jug ak ñan ñoo làkku ci ginnaaw ak lan lañ ci bëgg aussi. balaa détails yi dañuy ñëw ci étudier li nga xamante ni mooy document yi nga xamante ni fournir nañ ko ci document yi daf ci am benn boo xamante ni nii ñu ngi ciy gis logo juróomi loge maçonnique yi nga xam ne cité nañ lañ ci muy grande loge régulière bu Belgique. grande loge Suisse Alpina grande loge yi nga xamante ni nii ñoo nekk Allemagne ay loge yu bari beneen bi di grande loge Luxembourg bi ci mujj di grande loge bu Autriche ci document bi ñu bind ci ce document certifie qu'après concertation nous avons pris la décision de confirmer notre choix sur monsieur Ousmane Sonko comme candidat à la présidentielle 2019 maanaam ci kayit bi ñu ngi ci bind document bi day dëggal gannaaw ba ñu waxtaanee suñu jàppale candidat bii di Ousmane Sonko jëm ci élection présidentielle yu 2019 yi comme ni ngeen ko xamee Ousmane Sonko mooy président parti bii di Pastef nekk tamit ci candidat ci élection présidentielle yu 24 février 2019 fii ci Sénégal booy xool même déclaration boobu noonu nekk ci këyit bi ñu jagleel Ousmane Sonko la ñuy gis ak même bind mi ak même terme yi ci document bi ñu jagleel Bougane Gueye Dany bi nga xam ni moo jiite mouvement Gëm Sa Bopp moom tamit nekk candidat ci présidentielle yu 2019 yi document bi moom ngeen di gis nii ñu ne dañuy jàppale ki nga xam ne mooy Bougane Gueye Dany waaye ci biir document yi dafa am benn détail boo xamante ne nii day wane ni document yi dañ ko fabriqué créé ko maanaam sosowul ci loge yi nga xamante ni dañu ne ñooy jàppale ñaari candidat yooyu. lu tax loolu première firnde la leen jox firnde bu njëkk maanaam ñaari déclaration yi maanaam bi ñu jagleel Ousmane Sonko Bougane Gueye Dany ñaari déclaration yi yëpp boo xoolee même date la maanaam ñu ngi ko signé Berlin le 6 janvier 2017 loolu benn incohérence la yi nga xamante ni mën nañ ko gis ci ñaari documents yi. bu weesoo loolu da leen indilaat beneen preuve grande loge suisse bi di Alpina bi nga xamante ni moom la ñuy gis ci documents yi. loge boobu noonu loge franc-maçon yooyu noonu du intervenir ci li nga xamante ni mooy wàllum politique parce que ci loge maçonnique yi dafa am ñoo xam ne dañuy intervenir ci politique am ñeneen ñoo xam ne dañuy intervenir ci ONG yi ci wàllu musique ci wàllu industrie et même ci wàllu sport wàllu tàggat yaram loge bu ci nekk dafa am ay spécialités yoo xamante ni fa lay intervenir pour gën ci mën a am dëkërlaay et loge grande loge suisse Alpina boobu noonu nga xam ne nii dañ ko ci cité du intervenir ci wàllu politique te loge boobu noonu du intervenir lu bari sax fi nga xamante ni mooy bitim réew maanaam seen activité yu bari dañ ko tënk fi nga xam ne mooy Suisse seen dëkk. mu amaat tamit beneen détail bu am solo boo xamante ni foog ñu souligner ko ci document bii nii ñuy gis Bougane Gueye Dany papier bi dañ ko présenté comme benn communiqué boo xamante ne nii grande loge de France moo ko bind bi annoncé jàppaleem candidat bii di Bougane Gueye Dany ci élection présidentielle yu 2019 yi. waaye problème bi mooy communiqué bi daté wuñ ko maanaam amul date te loolu dafa war a am ci communiqué boo gis dafa war a am date mais boobu aussi beneen incohérence la aussi bu ñu mën a souligner. te document bi même boo ko xoolee day gën a nduru li nga xamante ni mooy lettre maanaam nduroowul ak sax li nga xam ne mooy communiqué de presse parce que boo xoolee am na ay formule de politesse yu ñu ci utiliser ci njëlbeen bi ak ci njeexital gi boobu tamit di benn erreur boo xamante ni ki ko fabriqué daf ko def pour manipuler nit ñi te comprendrewul sax mbir yi naka lay demee. ci mujjanteel bi mu am beneen document ñeenteelu document bi nga xamante ni boobu benn communiqué
de presse la boo xamante ni nii day wane ni ñu ne benn réunion boo xamante ni grande loge yi ñoo ko def fële nga xam ne mooy Memphis Misraïm ci bésu 2 jàpp 3 fan ci weeru décembre 2017. waaye ci document boobu dafa am beneen problème aussi ak incohérence loo xam ne dara du ci dëgg. dañ ko daté le 17 juin 2017 maanaam date biñ ko bind méngoowul ak date bi nga xamante ni nii réunion bi moom lañ ko tenir maanaam date bi ñu daté li nga xamante ni mooy communiqué bi moo jiitu sax date bi ñu ne réunion bi fa la amee maanaam communiqué bi ñu ngi ko def le 17 juin 2017 alors que réunion yi ñu ne def nañ ko ñu ngi ciy def le 2 ak 3 décembre 2017 mu nekkaat beneen incohérence boo xamante ni nii xel sax nanguwu ko muy ay njuumte yoo xamante ni même élève boo xamante ni sa collège la nekk mën na càmbar li nga xamante ni mooy erreur yu bari nga xam ne def nañ ko ci lépp rek jéem a nax nit ñi. léegi nag question bi ñuy laaj bi ñuy samp mooy ñan ñoo defar document bi ci loolee nag tontu bi yomb na mooy nguur gi fi ne. tey nguur gi fi ne jamono gi dañoo tiit te dañuy def lu ne dinañ ko def pour éliminer ay candidats ba du bokkati ci course bi. exilé nañ ki nga xam ni mooy Karim Wade donte nee nañ dafa sàcc alalu réew mi waaye ku sàcc alalu réew mi yaakaar na ni war nga ko mun a bàyyi ci réew mi mu fay xaalisu réew bi mu sàcc parce que dañ ko libéré yóbbu ko Qatar ne ko nag boo ñibbisee dañ lay tëj kaso loolu di ñàkk respecté sénégalais yi parce que bu nee ni nit ki da nga ne dafa sàcc xaalisu Sénégal donc ko téye ci kaso mu fay xaalisu sénégalais yi mais doo ko bàyyi mu dem Qatar te mu leeral ni dafa sàcc xaalisu sénégalais yi nga bàyyi ko mu toog fa naan ko boo ñibbisee ñu tëj la kaso bi maanaam li muy firnde mooy affaire bi c'est une affaire politique. nga jël tamit Khalifa Sall bi nga xamante nii biñ ko tëjee ñi nga xam ne ñoo ko jiitu woon ci maire bi aussi waroon na leen jàpp tëj leen maanaam maire yi nga xam ne ñoo ko précédé woon ñoo ko fa jiitu woon avant moom muy falu ñoom tamit bi ñu tëjee Khalifa Sall da leen waroon tëj parce que Khalifa Sall ni mu doon utiliser xaalisu maire bi noonu la ko ñooñu doon utiliser te jamono gi muy falu jamono gi ñu koy tëj maire yooyu ñi ngi fi ñu ngi ci dëkk bi di dund. nga gis moom tamit dossier bi nañ ko réglé accéléré li nga xamante ni mooy procès saa yu defee recours ñu accéléré procédure bi laataa ñuy publier li nga xamante ni mooy candidat yi war a présenté wu. alors que jamono jooju am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir kaso bi ay atteeguñ leen ñu ngi toog ba léegi di xaar jugement mais boo xoolee Khalifa Sall procès bi dañ ko accéléré saa yu defee recours automatiquement ñu organiser procès pour mu taxaw ñu juger ko gaaw balaa ñuy publier li nga xamante ni mooy liste candidat yi. loolu tamit di wane ni procès aussi procès politique la te lépp li ko tax a jóg rek mooy écarter ay candidats. léegi nag bi ñu écarter li nga xam ne mooy candidat yooyu noonu nguur gi fi ne dañu yaakaaroon ni opposition bi dara desatu fi. parce que màggat yi nga xam ne ñoo fi nekk muy Ousmane Tanor Dieng ak Moustapha Niasse jël nañ leen moom leen jox leen alal ñu toog ni miig Sénégal bu doon tàkk sax seen yoon nekku si parce que alalu àdduna la leen jox. léegi nag bi ñu sàkkalee pexe Khalifa Sall ak Karim Wade ñu ne nag léegi. opposition bi dara desu fi loolu lañ foogoon waaye dafa am yeneen ñaari candidats yi nga xamante ni dañu tëll boo xamante ni kenn xaaru leen woon muy Ousmane Sonko ak Bougane Gueye Dany parce que ñaari candidats yooyu kenn xaaru leen woon quoi qu'on puisse dire dañu bett ñëpp di mobiliser ay junni nit yoo xamante ni kenn fayu leen dañu ñëw parce que dañu gëm xëy na peut-être ñooñu discours bi ñuy tenir ñoom tamit muy Bougane Gueye Dany ak Ousmane Sonko réussir convaincre li nga xamante ni mooy ay sénégalais rawatina nag jeunes yi nga xam ne ñu ci bëri dañu gedd politique gedd ñi fi nekkoon depuis suñu jamonoy maam gedd ñi nga xam ne ñoo fi nekk lekk alal réew mi sàcc ko nekkaat ci nguur gi tey di jalgati ñu réussir convaincre jeunes yooyu noonu. tey bu ñu jëlee ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko biñ ko dàqee Macky Sall yaakaarul woon ni musul xalaat ni ci diir bu gàtt dina fexe ba convaincre ay sénégalais gagner seen confiance dem sax ba gagner confiance sénégalais yi nekk bitim réew mu diaspora bi parce que gis nañ tukki bi mu fa defoon. Bougane Gueye Dany tamit noonu ñaari at ci ginnaaw kenn xalaatul woon ni dina présenter élection présidentielle bay dajale ay junniy nit. léegi nag ñu ne comme que ñaari nit yooyu muy Bougane Gueye Dany ak Ousmane Sonko amul dara lu leen mën a toppee ci wàllum yoon parce que mosuñu dugg ci nguur mosuñu lekk alal réew mi mosuñu sàcc alal réew mi te mosuñu leen tudd ci ay affaire u lóobal ñu ne nag léegi nañu wut yeneen pexe pour jaxase leen ak sénégalais yi loolu rek moo tax jóg document yi looloo tax ñu créer ay faux documents pour que sénégalais yi buñ ko gisee rek wala ñu dégg ko ne politiciens yi ñoom ñëpp a yem bu ko defee taux d'abstention bi maanaam sénégalais yu ci bëri duñu dem voté ji parce que dañuy suur li nga xamante ni mooy politiciens yëpp léegi nag ñoom seeni militants ñi nguur gi ñi fi nekk ñoom dañuy dem voté ji te loolu mooy may Macky Sall génn premier tour maanaam bu yenn sénégalais découragé ndax documents yi toog banque seen loxo ne ñoom duñu dem voté ji ñoom seeni ñooñ dañuy dem voté ji parce que Macky Sall moom xam na ni
électeurs yëpp bu ñu demee voté ji dina dem deuxième tour te bu demee deuxième tour dina ñàkk élection yi te fi mu toll nii c'est trop tard weesu na pour mu convaincre nit ñooñu léegi nag ay pexe moo nekk décourager nit ñi nga xamante ni nii naruñu ko votel mu décourager leen ba ñooñu toog banque seen loxo bañ a dem voté te mu leer ko ni moom ay militants am dinañ dem voté ji parce que tey ñi nga xamante ni jàpp na ni nar nañoo votel Macky Sall tey jot nañ seen i carte électeur am na ñoo xam ni seen biir kër lañ leen fekk jox leen seen i carte defal leen livraison à domicile ñi nga xamante ni nag wóoruñu ba xam dinañ leen votel wala mu déet rawatina ndaw ñi dañuy jël seen i carte yóbbu ko ci yeneen gox wala yeneen dëkk wala ñu def si ay erreur si seen carte yi def ci yeneen tur wala yeneen sant wala juum si seen date de naissance wala même ci carte bi ñu def ci ne nit ki mënul voter léegi nag ba ñu noppee ci loolu lépp seen i pexeeg loolu lépp lañ dëmal carte yi jaxase lépp léegi nag ñu ne nañu créer ay documents yu baaxul pour ñi nga xam ne ñoom instant yi am nañ possibilité voter te xamuñu fan lañ féetee ñu essayer yàq seen xel lëndëmal seen xel jaxase leen ak yenn candidats yi ba bu ñu dem voter ñi nga xam ne ñooy opposition bi. donc il faut que sénégalais yi comprendre ko nii documents yi nga xamante ni publier nañ ko du lenn du dara lu dul jéem a lëndëmal xelu sénégalais yi jéem a découragé loo ci yenn candidats yi nga xamante ni amaana mun nañ def ay résultats ci élection yi ñu dëgmal pour que ñooñu bañ a dem voté ji ci beneen wet ñoom seen i militants yi nga xam ne jox nañ leen seen i carte ñu dem voté ji Macky Sall gagné premier tour fi nga xamante ni mooy Sénégal te waxoon naa ko dama koy baamtoon folluwaat Macky Sall ci li nga xamante ni mooy Sénégal mooy torox tànk bépp sénégalais parce que jaamu France la gouverneuru France la France lay liggéeyal moom moo fi taxawoon am fit ni franc CFA lu baax la fi nga xamante ni mooy Afrique alors que ni xam na ko moo ko tay mais comme que jaamu seytaane la te kiw dara dem ak tey intérêt France lay défendre kooku tey bu fi toogee mooy narmeelu réew mi jël alalu Sénégal jébal ko France jël suñu koom-koom jébal ko France ndax lan moom intérêt boppam intérêt njabootam intérêt partem donc vidéo bi tey loolu la woon pour leeral nit ñi rek que bu leen dara nax bu leen dara détourné bu ñu gisatee yenn information yi dañ koy gëstu teeye ci s'il le faut même ñun ñu sollicité ñu bind ñu si ñu lañ bët ko xool lan moo nekk ci ginnaaw donc ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf